mu jël xam-xam boobu def ko ci ay nit la ñuy wax nekkul ci téere moo tax seen jëfandiku léeg-léeg le commun des mortels di defe ni wayuñu majanin illa an sirra jununihim ala abwabihim yasjudu al aqlu مجانين إلا أن سر جنونهم على أبوابهم يسجد العقل maanaam dañu wax ne xel mooy nit kon nag xel mi ñu ni mooy nit bu demee bay sujootal nit nit ka leneen la dafa am notion bi boo wax mooy yitte volonté boobu noonu ñuy laaj ñu ngi koy cultiver parce que évolution lañ wax volonté mook ndoxayam xam nga ndox doo ko bay doo ko sàmm waaye foo jëlee ndox dolli ci ndox mu yokk volonté noonu la toll fi nga ko nangoo yamale la yam gis nga loolu dafa bokk ci outils principaux wu nit nag lañu wax comme nitam moom volonté fi nga nangoo yamale sa volonté mooy li may wax ci choix du problème mu est-ce que bëgg nga ko problème mooy est-ce que jaral na la ko lim la jaral ak lim jar il faut nga déterminer ko boo ko déterminer ba pare nag ci ngay xam est-ce que réellement di nga ci jot parce que lim la jaral boo ko nangul passé fa nga yam doo ci jot waaye boo ko nangay romb nag par force di nga ci jot boo nangay romb leneen di nga jot ci ñaar yëpp c'est que volonté def di genre li ñuy woowee ci anglais wild card moom genre carte sauvage on va dire wala carte imprévisible maanaam munoo ko àtte ci logique parce que ajiwul ci logique munoo ko àtte ci rek bëgg-bëgg parce que yemul ci bëgg-bëgg dafa transcender yooyu yëpp gis nga volonté boo ko bëggee dégg mu gàtt expression noyau humain bi la maanaam gis nga yaram bi xel beeg ruux yi bu ñu àndee ni lii la ñuy doxal loolooy volonté expression noyau humain bi la. su boobaa nelaw du la impacté liggéey ba sonn du la impacté. exactement parce que xas naa ba jaral la. am na kuy laajte. si cadre information booy jot. lu tax léeg-léeg nit bi jot information mel ni organes yi dañ siy joué. waaw xaw ma nag ndax bi daalam déet. ndax dañ naan sama loxo day xasan xaalis mooy war a ñëw. ñu daal di loolu noonu nu mu mën demee est-ce que si cadre évolution la. wala si naturel à l'homme wala yàlla la si jàppale rek. déedéet lu si li ñu expliqué sànq ci réseau cérébral bi parce que ñi nga xam ne tey jii cerveau antenne lañ yore par exemple genre information yi bu ci nekk ak façon bu muy ñëwee en effet comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne tey jii seen loxo day xasan ñu ne maa jot ci xaalis day am na ñoo xam ne tey jii ci beneen façon la day am yooyu yëpp ay façon la mais façon bu nekk dafa unique à chaque personne. ni muy ñëwee pour chaque personne du bokk ak bi ki ci des mais gis nga li intéressant mooy tey jii bu ñu nee cerveau antenne ci nga xam ne tey jii moom moo contrôler cerveau ba pare nekkaale cerveau antenne foofu la mbir di intéressant we ndax kooku il a littéralement je dis bien littéralement la capacité lu mu mënti soxla ci àdduna bu ko neexoon àdduna bi yëpp àndandoo ñu indil ko tegal ko ci kanama parce que am na capacité boobu c'est ça moo tax quand je parle de juridiction lii yëpp ci la. am na koo xam ne tey jii bu génnee di doxi soxlaam soxlawul ku ko wër soxlawul ku ko protéger bu ko dara doon dal rab yaay ñëkk ñëw ndax ñoom ñooy police su àdduna am na koo xam ne tey jii bu xëyee feebar day génn dagg benn garab mi lekk ndax garab bi ñooy premier hôpitaux yi kon nga xam ne yàlla ba mu joxee nit la mu soxla yàgg na c'est tout. xam naa day xat sax fu ñu dugg cerveau antenne. parce que
ñoom seen connexion yu ñuy am wala rotation yu ñuy def même par rapport orbite commun bi defe naa ñoom room yi ñoo koy indi ci kullun fii falaki yasbahuun chaque fois dañuy tourner moo tax ñu def seen danse yooyu di tourner xam naa opportunité dinañu may parce que temps ñuy bëgg a ñett tuuti dañ ne connaissance bi nga xam ne dañ naan xel wala xam-xam naan xel moo koy dégg dina dem ba nit ki toll boo xam ne xol bi lañuy wax moo koy yor nan innamal ilmu fi suduuri rijaal nekk loolu kañ ban état bu évolution dañuy toll ba xam-xam boobu noonu nga xam ne mooy nekk diggante xel beeg xol bi na lañ defee la part des choses. bon xam nga pour loolu nga dégg ko dafay yomb il faut nga def la différence entre connaissance ak savoir connaissance perception jàmbur la lu keneen xalaat ba génnee la moo tax même boo ko jàngee it du la intégrer à 100% parce que bokkul ci yow lu bokk ci keneen la nga jël ko bëgg ko jëriñoo wax ji nag léegi boo ko jëlee ba pare génnee ci leneen nag léegi loolu sa xam-xam la mais xam-xam ajiwul ci xel ajiwul bokk ci cerveau ak mémoire xam-xam expérience la xam-xam looy dund la xam-xam lu bokk ci yow loo doon la on est le savoir moo tax ruux moo koy garantir ndax ruux du fàtte te ruux mooy seedewu nit ba ci nit bu soxla bu bëgg a dem ba yore njaboot moo tax sànq ma laajte est-ce que besoin de reproduction la ou est-ce que devoir de reproduction la parce que bu grossesse amee yaram jël ëmbam xel jëm ëmbam lan mooy rôle lu ruux mooy témoin mooy le premier parrain mooy ñëkk a seede mooy seedeel nit ki mu doon ruuxu ko góor ki taxaw ruuxu ko jigéen ki taxaw yépp ci kanamu yàlla kii seede ni ah sama rapport a ngi nii kii de bon xaw na doy waar moom waaye nag xol bi nangam ak nangam yéene bi nangam ak nangam xel bi nangam ak nangam jikko ji lii jikko ji lële nangam ak nangam ku ci nekk def sa rapport bu ñu paree ñu dem ndax looluy seen rôle yàlla nag par rapport ak rapport googu lay xool ban ruux la leen di baaxee moo tax ruux moom du jël grossesse waaye importance grossesse bi yëpp ci ruux la aju c'est extraordinaire waaw ci même cadre boobu sax la nit beneen affaire la xam nga yàlla yenn saa yi da ngay yaakaar ne moom te sax lu ko neex lay def kenn mënu ci dara lu ko neex lay def moo tax façon yooyu mu defal nit yëpp nit war a bëlwëli ko réeree ko noonu nattu mënu ko wees xam naa bu ñu toppee affaire yi moom temps bi na dem. temps bi na dem am naa damay def benn question rek balaa ñuy passer ci dernière partie bi mooy voyage dans le temps li ñuy di wax voyage dans le temps. La téléportation, télépathie, télékinésie, sont-ils des capacités surhumaines ou pas? dañuy dégg fii ay mag yu naan dañuy reer di Fuuta. danaa rajo Seydou Nour daal na ko def. yooyu noonu est-ce que c'est extraordinaire, c'est surhumain wala nit mën na si am accès? De nos jours mën na surhumain mais ci création nit ak li nit ëmb mais loolay capacité de base yi. loolu capacité de base yi moo tax boo àggee en certain maanaam premier palier évolution wu nit mais daanaka ci yooyu ngay jot ndegam dafa bokk ci yi nga soxla mais même bu ci bokkul am nga capacité bi wax ci nag mooy est-ce que di nga am affinité bi foofu la affaire bi nekk xam nga moom lay expliquer sans ci cadre yaram de nature maanaam nit standard aw deful entraînement deful dara attan na oto yëkkati ko ba mu ci ba ci kaw teg muscles yi am nañ capacité boobu mais lu tax duñ ko bàyyi mu def ko parce que effort bu toll noonu muscles yi force boobu buñ ko développé nañ toj yax yi ci biir yooyu bu tojee mën a dagg vaisseau sanguin yi nit ko yem fa
moo tax cerveau bi da koy limité bu ko limité nag léegi am na loo xam ne doo ko mën a def sa bopp mais nag bu fekkee léegi yaa moom sa cerveau consciemment yaa contrôler sa bopp foo jëm. xam naa yenn questions yi sax duñ ko mën aborder. foofu ñu tëb directement dem ci surtout parce que dañoo jaar si dimension corporelle nit. léegi ñu jeexal ci dimension mentale nit. il faut ñu def lien boobu noonu. relation entre le corps et le mental. impact bi corps bi di am ci mental bi. et vice versa. na lañ ko mën na lañ ko mën déggee. nañ dellu ci cadre entraînement xam nga yaakaar naa sax lundi bële passé ci dimension physique bi am na ko posé woon xam nga tey jii bu ñu nee nit moo ngi ci entraînement dem na ba sonn et pourtant mooy continuer di def effort mais gis nga loolooy poésie bi gën a rafet diggante yaram ak xel. parce que xam nga boo demee ci Navy Seal yi ñoom dafa am lu ñuy jàngale ci seen formation dañ lay jàngale gis nga boo demee ba sentir ni sonn nga sa xel la ndax bëggul jeexal capacité wu yaram bi ndax wóoru ko ba xam situation de survie nga nekk wala déet kon da lay teel a wax ni sonn nga pour nga mën a arrêter denc li ci des waaye gis nga booba fekk ne 30% kese nga utiliser loolu la ñuy woowee ñoom la règle des 30% fa nga demee ba sentir ni sonn nga des nga 70%. mais gis nga li intéressant mooy 100% yi boo fa àggee ndax gis nga entraînement secret bi réel secret yu performance physique ci xel la nekk dans le sens où tey jii sa xel bu gënee teel a sonn sa yaram ak sa yaram lu mu mënti mën sonn nga mais cas contraire bi moo intéressant koo xam ne tey yaramam lu mu sonn nu ko wóor ne fi mu toll yëgatul dara waaye xelam moo koy naan di nga dem de. di nga dem de par force dina jóg taxaw te bu jógee taxaw dana avancer te bu avancer dana àgg c'est ça mais nag léegi gan boo génnee ci cadre sport boobu génne ci cadre effort physique parce que gis nga mooy li may wax sànq nit jox ko résistance wan ko résistance mu wan la force gis nga cas yi yëpp ci loolu lay dugg mais gis nga bu fekkee résistance amul nag léegi foofu ngay mën a seetlu subtilité wu connexion yi. parce que moment bi nga xamee nit ki il est au repos amul réellement benn niveau d'adversité amul benn niveau d'effort bu mu nekk gis nga foofu ngay mën a seetlu bu may naan benn composant benn dimension ci nit ki bu surdéveloppé te yi ci des ñoom it àgguñ ci benn seuil bi daf koy cannibaliser tey ji yaram boo ko surdéveloppé te jotoo sonn ci sa xel ak ci sa xam-xam parce que ci foofu sax dafa am benn sew-sew boo xam ne bëgg naa ko indi xam nga dañuy tudd idiotie tudd stupidité mais lan mooy différence bi stupidité yomb na dégg yaakaar naa sax chinois yi ñooy wax ni ki xamul ndangoo laajte bu dee dofit ndofam jeex na waaye ki xamul nanguwul laajte ba keroog muy dugg bàmmeel du jóg ci nekk dof c'est très important léegi ci loolu foofu ngay mën a dégg stupidité parce que stupidité dara lu manque d'information xamoo moo tax nga def loo xam ni jëfu ku xamul la waaye idiotie nag léegi kon mooy lan ki idiot mu ki am information yëpp am outil yëpp am gis-gis yëpp waaye xam nga problème bi lan la dafa nangul xalaat dañuy wër dafa ngoog sew boobu rek laa ci bëggoon ñu jeexal ko ak dernière question man dama bëgg domaine yooyu espace ak temps entre yaram ak xel nu ñu koy comprendre xam nga sax sànq yaakaar naa jot nga ko indi voyage à travers le temps yooyu mais xam nga li ci intéressant mooy fonctionnement am dëgg la sax c'est régulé ndax bon temps yi ci aju dafa bëri mais bu ñu xoolee ci exécution bi day mel ni nga ubbi sa Google Maps fi ngay teg sa baaraam ne fii laa nekk foofu ma yaram gi sa xel mooy am compréhension wu
mécanisme bi ci cadre physique bi sa ruux moo yore compréhension mécanisme bi ci cadre immatériel ak exécution voyage bi parce que moom espace tënk ko temps tënk ko mais nag gis nga lii yëpp opération bi dafay dépendre ci neexoo gi am diggante yaram xel ak ruux ndax bu yaram neexoo ak xel te neexoowul ak ruux voyage bi mënul nekk ndax bu fekkee da nga yëg ci oto chauffeur bi ne maa lànk yóbbuwuma la foo jëm di nga wàcc de c'est ça mais aussi yaram bi nekk fa neexoog ruux te neexoowul ak xel beneen problème dafay am parce que foofu yaram bi dugg si na neexoo nag chauffeur bi waaye moog chauffeur bi ku nekk li ngay làkk kenn déggu ko moo leen dem c'est ça bu fekkee ku si nekk nag da nga xuloog sa moroom xalaatu def loolu yëpp sax moo dul am c'est ça mais nag perception espace-temps tout va dépendre nag léegi perception boobu nan la nit ki gisee espace-temps et pourtant sànq lañ koy waxtaanee ci kër gi niñ doon waxtaanee naan waaw koor gi moom dafa gaaw heure bi ren moom day gaaw a dem heure dog day gaaw a jot xam naa moom xawma kooku njóobeen la wala njaayeen gis nga foofu c'est un processus mental parce que perception au temps nit a ko soxla yàlla soxlawu ko nit a ko soxla yàlla soxlawu ko nit mooy juddu temps bi di jàll boo seetloo xale boo ko ne xaaral 10 minutes moo nga rey ko benn la day yàgg ci moom munu ci dara et pourtant mag tey ji boo ko ne 10 minutes day naan laay jot na ba pare parce que gis nga problème mu perception boobu la gis nga ni ngay gisee àdduna bi boo nekkee xale bëri na information yeeg fonctionnement yoo xam ne duggagul ci système mii nagoo ko bu xasee ba ancré wu nag léegi yaram bi li muy def mu def koy raffiner dans le sens où da koy defee façon boo xam ne yoo xam nga lii tout le temps dafay am mais da la koy indil ci façon boo xam ni du surcharge en fait sa xel wala say sens stimulus bi lay wàññi volume bi di ko wàññi ba da ngay dem ba mujj gi lu metti woon wala mu jafe wala mu naqari ci yow day xëy ba léegi beneen impact lay am ndegam sax dina amati impact ci yow c'est ça moo tax tey boo fekkee xale mu toog nga kaato ko dina saf boo fekkee mag mu toog nga kaato ko dina saf waaye mettit yi du bokk gis nag foofu lu sew yi ni nekk nit dafay adapté wu tout le temps à tout moment boo ko gënee seetlu sax ci cadre entraînement la xam nga ñoo ngi wax ci entraînement cardiovasculaire pour travailler xol endurance ak yu mel noonu mais dafa am ay façon mais peu importe façon bi gis nga entraînement dafa am logique boo xam ne il faut nga comprendre ko xas nga ci miin dara xas nga ci tàmm dara bàyyil jàllal ci leneen parce que yaram dafay adapté wu nit dafay adapté wu gis nga looy gën di def dara moom day gën di xool nu muy defee même chose bi avec le moins de ressources possible ce qui fait que effort bi ngay def day gën a wàññeeku résultat bi nga ciy am gën a wàññeeku moo tax di nga nekk di daw tàmm ko lool miin ko lool dawal 10 kilomètres par jour boo xëyee def leneen sonn xam nga lu tax sa yaram mu adapté wu daw bi sa routine la daw bi benn doonatul dara ci yow di nga daw 10 kilomètres sa xol du travailler comme nag travailler wul avancé dafay régresser. xam naa rek ñuy tëj. dañuy tëjee ci ouverture vers semaine prochaine ñoom waa Interpol. ñu war a waxtaan. mooy la place du mental dans le noyau. parce que bu fekkoon dañ koy xool électroniquement wala scientifiquement. dañuy jàpp ni mental bi day jouer rôle convertisseur. entre beneen domaine bi nga xam ne mooy domaine ñoom yàlla ak ñoom ak domaine bi nga xam ne ñun ak nit ñi la. muy jouer rôle convertisseur def naa tudd nga ko sax sa waxtaan. bi nga naan yaram nafs moo yor motricité beeg. yooyu yëpp te loolu ci xel ci cadre xel la. te daa am rapport ak ruux boo xam ne. forcément day jouer rôle interlocuteur entre deux yooyu noonu. tout en sachant que ruux mën na agir directement ak yaram. lan mooy place su mental ci noyau boobu noonu. dégg ko jafewul dans le sens où demee li nga ne ñun ñetti ñuy toog nga ne yow français nga moom anglaise la man dégg naa français dégg naa anglais te ñaar bëgg ngeen xamante
seen communication foog mu jaar ci man bien vrai que communication nag la ñu wax parce que communication tey ajuwul ci làmmiñ communication geste am na langage des mains am na bu leen neexee ngeen communiquer façon boobu waaye est-ce que boobu ak ma traduire leen ban moo gën a yomb bien vrai que ci jotaay bii rek ci suñu ñett ñu toog am na benn lien benn xarito benn affinité boo xam ne mën nga ko am ci diggante sans pour autant man ma intervenir ci te par force dafay am parce que ñun ñett a toog bu ñu doon wax ñun ñett la ñuy wax ne ñu ay xarit peu importe est-ce que ñoo bokk lu ñuy làkk peu importe est-ce que ñoo bokk fi ñu jóge mais ñoo bokk fi ñu jëm di nga bokkal nit yoon di nga bokk ak nit yoon lu mu yàgg te bokk leen fi ngeen jëm sa arrêt ak arrêt am bokkul et pourtant di ngeen bokk yoon dana neex lool waaye tôt ou tard dana am ku nekk fu nga jëm waaye ñett yi yaram xel ak roox mën nañ bañ a bokk fi ñu jóge waaye par force ñoo bokk fa ñu jëm moo xam nangu nañ ko moo xam nanguwuñ ko moo xam neex na leen moo xam neexu leen parce que liñ soxla ci ñoom mooy ñu matal nit gis nag boo bëggee dégg nag noyau boobu ak interaction bi dégg ko ci xaritoo gi ce sont 3 amis ñu bokk benn aventure noonu rek la toll ku si nekk ak fi ngay féetee sa morom dañoo doon seetaan Pépin 3 Pommes dafa mel ni question yi foofu la tolloon ba ëppoon na loolu nag. mais du ñàkk si interaction yi si plateforme yi. du ñàkk waa équipe bi dinañ si mën a def ay réponses waaye macha allah matale na lool. xam nga ndax docteur am na lu ñu si dolli wala déet moom de xam naa ñëpp bëgg nañ ñaan a des. ñaan yàlla mottali. yéene bi barkeel lépp. xam naa li sànq du waxoon rek dañuy àbb kàddu gi fasiru ala barakatillah rek li la mën ñaanal yàlla taxawul la te barkeel lépp incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw xam naa sax balaa maa ñaan xam naa wax nañ ma ko waxati ma ko naa ma aller retour bi moom nuñ ciy def waaye man de yàlla xam ne problème laa ci am ndax ñooy naa aller retour ñu jëriñoo ko c'est magnifique waaye yàlla xam ne ni li tax may hésiter génne ko boobu ba léegi lenn la te mooy man mi yàlla xam ne doy ma yàlla xam ne doy ma bu ma sañoon boo leen di jot ci dara de doon loo xam ni wax dëgg neex yàlla tolloo na ak njabootu ki ngeen doon loolu rek a ci nekk inquiétude bi waaye comme ñoo ngi koy laaj ci boobu ba léegi ñu xool ba xam rek yàlla baax na incha allah guddi na ba pare ko ñu ñaanalante ba lundi incha allah ñu ko nekk jàng fatiha falax ak na salatul fatih bismillah
salaamaaleykum wa rahmatullah. xam naa ñu fàttali leen rek ci dimension mentale lañ nekkoon jeexal nañ ko tey war a dugg ci dimension spirituelle bu ustaz yi wala bu spirituel yi di fàttali leen rek dina jàllaat Mourchid TV